jëf ñu ngi leen di nuyu yéen mbokku internet ak téléspectateurs yi safoo télé bi di MAF TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di am mbégte bu yaatu ñëw gi yéen tey ci seen émission le débat di émission boo xam ni dafa yittewoo ponk yu bari yoo xamante ne askan wi Sénégal dañ koy yittewoo mu doon ponk yu am solo lu ci mel ni que wàllu environnement wàllu politique wàllu presse et cetera bari na bu ñu ko dee du jeex tey nag également ñu amaat ci mbégte bu yaatu di ci dalal ki nga xamante ni mooy Youssoufa Diouf di ko xam ni xam-xam dafa wàcc ci jëm ci wàllu woowu noonu wàllu environnement comme ni ñu ko fas yéene waxtaanee tey teg ci également xam-xam yaatu ci lu jëm ci wàllu géographie humaine ak yeneen yoo xamante ni langoo na ko tey moom lañu fas yéene sekk mu waxtaan ci seen émission le débat ànd ak la télévision MAF TV kon Youssoufa Diouf ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog mbokku internet ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. salaamaaleykum monsieur Konte maa lay sant di la gërëm ci bëgg ma invité tey ñuy waxtaan ci xam-xam boo xam dafa laal mbiru environnement mais également lépp loo xam ne nii dafa nekk autour de l' environnement di la sant di la gërëm bu baax a baax ci nit ñi dalalee tey jii incha allah. jërëjëf Youssoufa kàddu yi rafet na ñu amaan mbégte di sekkanteeg yow plateau bi comme ni nga ko waxee léegi suñu biir kàddu waaye balaa ñoo gën a xuus ci li nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee tey bëggoon nañu nga xam ci ay baat yu gàtt lan mooy environnement. waaw environnement nag dafa nekk baat boo xam ne boo ko bëggee tekki il faut nga laal tuuti géographie. géographie mooy xam-xam boo xam ne dafa màcc ci lépp loo xam ne day laal climat day laal dundu nit day laal biodiversité donc environnement dafa nekk benn démembrement ci biir géographie donc boo ko bëggee toj da ngay jël mot bi nga diviser ko ñaari parties da ngay dégg environ ak ma xam nga environ mooy lépp loo xam ne da laa wër ma suffixe la mooy manière bi loolu la wëree donc kon foofu am nga définition boo xam ne c'est tout à fait simple mooy lépp loo xam dafa wër luy dund mën na nekk nit mën na nekk gàncax mën na nekk animal mën na nekk lépp loo xam ne nii dafa wër benn objet te loolu la wër noonu day def ay interaction de façon directe wala indirecte ci sa dund. loolu mooy définition boo xam ne nii képp ku ko dégg yaakaar naa ne di nga xam ni lii mooy environnement. très bien kon mi mel ne que suñu déggee say wax environnement doon na mbir boo xam ne mbir moo vaste la. mbir moo xamante ni mbir moo yaatu la loo xamante ni mooy li ñu wër c'est tout ce qui nous entoure. effectivement waaye très bien également tamit ñu bëggoon xam ni maanaam ngir gën a xuus tuuti ci la toujours ci lu jëm ci wàllu environnement lan mooy li composé environnement. waaw environnement lu ko composé bëri na. mën nga ni wax ni y a des êtres vivants. mooy luy dund nit day dund animal day dund gàncax day dund. y a également l'air y a le vent y a les sols. et cetera donc lépp loo xam ne dafa bokk ci atmosphère bi rek mën nañu wax ni ci environnement la bokk donc ay éléments la yu ñu combiné boo xam ne ni ku nekk am na rôle booy jouer sur la biodiversité. très bien ku ci nekk am na rôle booy jouer sur la biodiversité waaye mi mel ne que toujours dañuy lang ci point boobu noonu ndax dafa doon point bu am solo point bu essentiel muy li composé environnement man ma gis ci ñaari mbir yoo xamante ni. bi ci njëkk moom la ñuy wax les éléments minéraux te lim nga ko léegi say biir kàddu li ci mel ni ngelaw li air ndox mi ak roche yi ma bëggoon nga jox ma ci ay détails balaa maa ñëw ci deuxième ponk bi nga xam te moom la ñuy wax les organismes vivants comme fourmis arbres yi ak li ñuy wax les oiseaux. waaw mooy minéraux yooyu noonu bu nekk dafa am rôle bu muy joué par exemple yow miy être vivant muy nit di nga soxla ndox mu nekk foofu noonu di nga soxla garab bu nekk foofu noonu ngir sa dund wala ngir nga mën a faju suuf si di nga ko soxla pour booy bay ngelaw gi dina la permettre à ce que yow ngay noyyi air pur boo xam ne ni day participer ci sa dund donc élément bu nekk am na rôle essentiel bu muy jouer benn du dem bàyyi moromam. benn du dem bàyyi moromam muy kàddu yi nga xam ne Youssoufa Diouf moom la ñu jox ci li nga xam ni mooy les éléments minéraux et les organismes vivants lépp tegu ci li nga xam ne mooy les éléments yi composé environnement mais ci kaw loolu ñu bëgg ci lépp day delluwaat en retour ci doomu aadama donc ban impact la doomu aadama bi am ci li nga xam ne mooy environnement. waaw xam nga impact bu doomu aadama am ci environnement daanaka bañ koy commencé gëstu ba di ci bàyyi xel yàggul noonu mën nañu wax ni. dafay commencer ci révolution industrielle ba nit amee xam-xam ba découvrir la lumière dafa commencer produire de façon exponentielle maanaam production de masse échelle fàtte ni loolu muy produire day am ay effets néfastes ci dundam boo xoolee nit ñi dañuy def ce qu'on appelle la monoculture da ngay gis benn espace bu yaatu nit am dooleem ñëw bay ko ba mu set
ak ay matériels yoo xam ne ni day gaañ suuf si donc boo defee monoculture yaa ngi appauvrir le sol te boo xoolee am jàngat bu ndaw boo demee ci àll bi am jàngat bu ndaw li nga xam ne yàlla du defee noonu yàlla dafay am multiculture da ngay xool garab boo xam ne day kawe ak boo xam ne diggu dóom la ak boo xam ne ci suuf la donc kon monoculture baaxul donc impact bu nit di def ci environnement bu mu nekk mën nañu wax ni impact boo xam ne à court ou moyen terme dina ko gaañ ci dundam waaw. kon impact boobu moom la doomu aadama am ci jëm ci wàllu environnement. kon loolu tey mën nañ cee jàngate say biir wax ni mën naa indi loolu ñu wax ni mooy la dégradation des sols. effectivement xam nga bu ñu nee la dégradation des sols dafa am ñaari mbir yu koy indi ñaari facteur dafa am facteur naturel mooy comme taw yi mën na taw yi am doole taw yooyu bu tawee ndox mi mën na charrier les minéraux yoo xam dafa nekk ci les sols arables maanaam suuf soo xam ne dañ fay bay day yóbbaale léegi bu yóbbaalee suuf soo bu yóbbaalee sol arable boobu noonu zone boobu mu nekk pour nga bay fa luy génn gàncax ak lu lay mën a dund dina jafe loolu. dina am aussi tamit l'érosion des vents par exemple ngelaw ga am doole jógee ci au niveau des mers ñëw ba ci dëkk bi laal espace bu nit ñi di bayee donc loolu moo ngi yóbbaale aussi tamit minéraux yu nekk ci la pédologie maanaam ferñeent yi nekk ci suuf si maanaam humus loolu bu fekkee capacité dafa nekk pour mën a dundal gàncax da koy yóbbaale donc ñaari facteurs yooyu mën na wax ne c'est des facteurs naturels am na nag impact humain d'autant pour moi impact humain maanaam lu nit di def wax naa ko sànq ci samay wax nee naa nit au lieu muy xool loo xam ne da koy jural bénéfice à long terme moom xool loolu day xool loo xam ne da koy jural bénéfice à court terme moom ci lay tax muy def monoculture te monoculture boobu muy def noonu day gaañ gàncax donc le fait que nga jël ay matériaux défricher le sol gaañ ko modifier un peu sa texture xam nga bul fàtte ni pH mooy potentiel d'hydrogène mooy affaire nekk ci biir yoo xam ne buñ ko mesurer dañuy wax ni suuf su baax la pour mbay bii xeetu mbay bii dafa ëpp pour xeetu mbay donc yooyu booy défricher de façon extraordinaire sol bi yaa ngi koy gaañ donc à long terme loolu noonu nga laal day yàqu monoculture boobu nag lu ñu naan agriculture de masse moo ko indi parce que gis nañ ni wax dëgg yàlla population mondiale bi dafa yokk léegi xam-xam yi dañoo orienté sur la production à échelle fàtte ni aussi tamit buñ orienté woon xam-xam bi ci mbay mu sell parce que mbay mu sell am na man mi di wax ak yow maa ngi bokk ci boo ma permettre ma wax la ko muy FENAB fédération pour l'agriculture écologique biologique du Sénégal donc dafay dajale bépp baykat boo xam ne ni day bay ci loo xam ne lu sell la du am produit chimique du am tooke donc bu ñu orienté xam-xam bi ñu woo scientifique yi maanaam ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci produire ay semences yu baax ci def compost ci système de rotation des sols buñ orienté nit ñi ci foofu rek gëm naa ni dootuñu gaañ ci suuf si da ngay gis tamit ci production de masse ñuy utiliser ay herbicides ay pesticides léegi bu njëkk ba da ngay gis seen maam yi bu ñuy bay dañuy bay parce que avec leur maigre moyen mais dañuy def benn produit herbicide boo ko ci sottee noonu ci ñax mi 2 jours 3 jours ñax bi yëppay dee mu bàyyi la foofu yëpp nga kontaan waaye nag herbicide day des ci suuf si te herbicide boobu boo ci produire beneen produit day dugg ci biir produit bi te ñu ñëw koy lekk donc loolu nag moo ñëw waaw day doon tooke moo ñëw nag ci ñun ñi def ñu ay feebar bu njëkk ba da ngay xool constat rek ngay def diabète maa ngi ko doon def léegi xale yi diabète yenn feebar yoo xam ne nii daañu ko gis ci xale dañ koy gis ci xale lu koy waral lekk bi la dañ ko def ce qu'on appelle les OGM organisme génétiquement modifié donc nit ñi il faut ñu wax leen loolu réalité yooyu nga xam ne dinañ mën a sàmm suuf si ba duñ ko yàq. très bien dinañ mën a gën a sàmm suuf si ba duñ ko yàq waaye toujours damay lang ni ci point boobu la rek ndax daf ma ci dégg ci say kàddu nga wax ci la phénomène climatique phénomènes yi nga xamante ni ce sont les phénomènes climatiques te mu bëggoon tuuti rek nga am loo ma ci leeralal quoi lan mooy phénomène climatique. waaw phénomène climatique mooy du leen loo xam ne nii c'est naturel maanaam
terre mer lañu naan terre mer xam nga taw bi dafa am ay processus yu muy jaar ba taw donc loolu c'est pas la main de l'homme donc c'est naturel ci buñ ko mënee tënk loolu dafa am processus yu muy jaar ba taw te taw boobu muy taw noonu day jàpp ni ci yenn côté yàq la je pèse bien mes mots mais cycle normal la parce que boo xoolee histoire da ngay si période yoo xam ne day taw bu bëri am période boo xam ne tuuti lay taw am période boo xam ne fee du taw donc loolu day recycler ce qu'on appelle la terre mer suuf suñu nekk parce que suuf si day dund donc yooyu phénomène climatique la également aussi am na l'érosion ay déplacement de minéraux la wala de sable loo xam ne da koy conditionner aussi tamit mën nañu wax ni bien vrai que c'est naturel mais am na ko indi aussi too xam loxo nit da cee nekk muy par exemple la déforestation par exemple boo xoolee poumon forestier bu nekk au niveau de l'Amazonie ou bien au niveau de la zone tropicale da ngay gis ni chaque jour ñu ngi dagg garab yi ngir defar ay meubles te garab yooyu ñuy dagg dañoo nekkoon ay barrières bu ñuy protéger léegi boo gisee nag érosion sableuse bi ñëw ba yenn partie ba dugg seen zone yi c'est parce que am na fu ñu tookee fu ñu nasaxalee suñu zone boobu donc phénomène naturel rek du leen loo xam ne ni loxo nit dugg ci wala bu ci dugg de façon indirecte mooy comme muy wax sànq mooy par exemple garab yi muy dagg wala espace bu muy occupé de façon drastique et cetera donc phénomène boo xam ne ni les causes sont externes à la main de l'homme. Très bien, les causes sont externes à la main de l'homme loolu mooy kàddu yu ñu tëjee moom Youssoupha Diouf ki nga xamante ni xam-xam dafa màcc jëm ci lépp loo xam ne daal dafa tegu ci wàllu géographie humaine waaye toujours Youssou ma bëggoon toujours nga wax ma ni su fekkee ni doomu aadama ñu continuer di dundee comme loolu li nga xamante ni mooy yàqum suuf si ndax gisoon ni war na mën a créer ay menaces contre l'intégrité de l'homme. waaw xam nga suuf si moom daanaka ñun dañ fiy dund ba seen àpp jot ñu dem. boo déggee ci samay biir wax maa ngi naan il faut ñu changer de paradigme maanaam philosophie bu ñu am ci mbay parce que nit buy dund di nga lekk te lekk bu ko jëlee nga koy bay wala nga sàmm ko wala nga napp ko donc lépp rek ci environnement la bokk ba léegi mais lu ci ëpp mbay la léegi nag dañoo jël xam-xam bi yóbbu ko ci production de masse di utiliser ay OGM di utiliser ay pesticides ay herbicides te day am ay conséquences wax naa la ko léegi néfastes sur la santé de l'homme. yu ci mel ni comme naka conséquences yooyu noonu. mooy feebar yi rek. comme feebar yi ay diabète. ay tuberculose et cetera ay problème de vision parce que am na produit yoo xam ne boo ko lekkee moom day defar sa vision. am na yoo xam ne aussi day ay biir yu métti lay indil. comprendre nga donc yooyu yëpp buñ delluwaatul xool wax naa ko sànq aussi nu yàlla di bayee. dinañ def production boo xam ne day baax parce que lu koy firndeel malgré cette production de masse là ci nit lu muy dundee est-ce que nit mënuñoo expliquer pourquoi ba léegi ci àdduna mu am 1 milliard de personnes yoo xam ne dañuy souffrir de famine donc loolu question la boo xam ne ba léegi répondre guñ ci mais buñ changer de paradigme jël xam-xam bi orienté ko foo xam ne ni day tax nit ñi def mbay mu sell du yàq suuf si dañ koy bàyyi mu dund parce que suuf day dund être vivant day dund buñ koy yàqu dinañ permettre yeneen génération yi ñëw ñu utiliser ko parce que suuf si moom lañ am parce que bañ gëstoo ci le système solaire gis nañ ni ci suuf rek lañ découvrir gum ni dund am na fi donc war ñu ko yàq donc il faut que ñu orienter xam-xam bi ci mbay mu sell en faisant quoi en faisant par exemple des études sur les semences sur les types de sol sur par exemple la rotation de l'agriculture et cetera ñu xool ni ñuy drainer aussi tamit ndox mi xam ñan ndox la ñuy jël bul fàtte également que am na usines yoo xam ne dañoo ñëw samp ci fu ñuy bayee te usine bu sampoo ndox mi muy utiliser day am ay affaires yoo xam ne ni day déchet waaw déchet chimique imagine toi benn agriculteur nekk foofu noonu di puiser ndox moom moo ngi arrosé donc ndox mi day am tooke donc foofu il faut ñu orienter un peu les paradigmes fu ñu war a bayee ñoo xam ne fii dañ ko war a bayee fu ñu war a teg usine ñoo xam ne fii dañ ko war a teg usine waaw. très bien mais mu bëggoon tamit également nga wax ma ci la salinification parce que moom it xeetu yàq-yàq la. ci wàllu la salinité. waaw la salinité loolu mën nañu wax ni phénomène naturel moo koy indi. par exemple tey bu ouragan amee ndox mi bu ñëwee ak doole day daw ci suuf si. dem ba dugg ci terre arable yi.
yaakaar naa ne nit amul capacité di def yenn nii donc loolu c'est des phénomènes naturels mais phénomène naturel boobu wax naa la ko léegi dafa fekk ni nit am na lu mu ci joué de façon indirecte dañu fexe ba moytu loolu nga xam ne dañ permettre suñ suuf arable yi nii maanaam suuf mu ñuy bayee ñu sàmm ko. léegi tey ana lan ngay dénk nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo jóg taxawaay boobu liggéey li ci mel ne ay genre comme ni ko waxee léegi nii ay OGM ak yenn produit nga xamante ni day yàq gàncax gi. waaw di kontaan di nar a tontu nag ci loolu parce que ñu yor OGM dañoo bëri doole nag ay multinationales lañ dañoo ëpp doole suñu nguur bi mais ñun baykat yi ñun ñoo ngi taxaw temm ni loolu bëgguñu ko ñoo ngi ko fi dugal nag ñoo ngi ko fi dugal waaye nag lu ñu war a def ñu ngi koy def il faut que tamit population bi aussi tamit appuyer ñu ci à travers la sensibilisation et l'information comme la ngay def nii yee nit ñi xam ni ñun lu ñuy lekk baaxul OGM bi dafa dangereux léegi boo xoolee comment on appelle durée de vie bi ñu doon am wàññeeku na da nga gis seen maam yi doon dund ay 100 ans léegi boo amee 50 ans da ngay kontaan donc loolu lekk bi la ak milieu bu nga nekk parce que c'est tellement modifié ba nga xam ne moo doo garantir sa bopp à 100% yow da ngay bay di dundee ba pare di faju ci lu ngay dundee. kon kañ bu ma déggee wax jooju mel na ni loolu am na ay conséquences yu bon ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu wér-gu-yaram doomu aadama bi. effectivement parce que yow lu ngay dundee dañ ko modifié te lu ñu modifié bu duggee sa kool da ngay modifié indi yeneen perturbation loolu scientifique yi war nañ cee gën a mën a wax parce que modification yi muy indi temps d'adaptation bi noonu est-ce que sa corps dina ko permettre ci lay commencé indi ay séquelles ngay gis ay feebar yoo xam ne daanul dal xale moo koy dal. feebar yooyu est-ce que mën nañ cee xam quelques feebar rek bu ko defee. waaw ñu taw ci seetaan mën a xam. waaw feebar yi wax naa ko léegi nee naa la ay diabète par exemple diabète mag la doon dal. mais damay dégg tamit ñu ne mën nañ cee jëlee lii di problème respiratoire. ay maladies yoo xamante ne ay maladies nooyi la. yi par exemple ay malnutrition. ak yeneen feebar yoo xamante ne sax xëy na ëpp naa wax. waaw maanaam toujours ci loolu lépp lay delluwaat est-ce que mën nañ cee. effectivement parce que feebar yi loolu la rek. mën na nekk diabète mën na nekk ay problème d'ulcère mën na nekk ay problème urinaire et cetera parce que yow produit lu ngay lekk estomac moo koy transformé bu fekkee dafa am trop d'acide wala mu am yenn yoo xam ne baaxul ci biir bi da koy rejeté mu dugg demaat ci yenn organes yi organes yooyu noonu buñ ko maîtriser wul dañ koy libéré buñ ko libéré nag dina tas sa yaram créer ce qu'on appelle un dysfonctionnement donc loolu moo tax nag feebar yu bëri di dal xale yi dootuñ gisati wala am ay AVC man j'ai un ami boo xam ne nii xale bu ndaw la AVC ba dal te pourtant AVC dañ ko xamee woon ci mag parce que bu ñu defee étude ak ay constat rek parce que loolu moom dinaa ko bàyyi scientifique parce que ñoo ko gën a maîtriser mais da ngay def constat xam ni am na lu ko waral te loolu boo xoolee ba ci biir lekk gi la donc lekk gu ñu modifié daanaka feebar yu bees yi ngay dégg yëpp moo ko indi waaw feebar yu bees yi moo ko indi. très bien ñu ngi lay jaajëfal ci leer yi am na solo waaye muy mel ne que tey boo doon lancé message boo xam ne tey da nga ko doon lancé ñi nga xamante ni noo nekk ci wàllu environnement wala boog ci wàllu agronomie wala ci yeneen wàll loo xam te lépp dafay laal gàncax gi mu ñu gis ni say biir wax jàngal nañ ci ni am na ci yu bare mu ngi koy def ci dundu doomu aadama te amaana mënoon naa bañ a ñàkk mais loolu tamit doomu aadama mu nit moo koy teg boppam. ana ban message nga leen di lancer pour. waaw damay commencer di remercier par exemple la FENAB mooy structure bu ma nekk. parce que ñoom dañuy prôner mbay mu sell mbay bu am benn tool te FENAB boobu ngay wax noonu chaque année mu ngi contribuer ci impôt xaalis bu takku pourtant. En termes de subvention état subventionné ko ba léegi ñu ngi lancé appel état pour mu subventionner parce que ñooy les pionniers de demain ñoo ngi ciy liggéey yàgg na ak yeneen structures yoo xam ne ni ci mbay mu sell lañ nekk léegi nag il faut aussi tamit ñu conscientiser la population surtout les consommateurs parce que nit koo gis bëgg naa lekk bu baax mais amul la bonne information te yooyu def naa ñu ngi ciy dox ay jéego yu mët di def ay foire di def ay porte à porte et cetera di dugg ci internet bi. boo demee site am na site bu ñu naan fenab.org information yëpp yoo soxla di nga fa am mais également orienté état bi également mu dimbali baykat yooyu parce que nee nañ état du la fekk si yaa koy fekk si donc ñun ñoo ngi fekk si état mais tamit il faut état tamit am immunité gestuñu tuuti parce que ñun suñu rôle du lenn lu dul def mbay mu sell nga xam ne dañ koy bàyyi suñu génération yi nga xam ne day ñëw
pour ñu sauvegarder la santé publique mais également la santé environnementale day ñëwaat ci li nga wax sànq parce que bu ñu sàmmul environnement bi moom dina doy waar donc sensibilisation lay nekk formation appui partenariat etc. pour bâtir ce qu'on appelle une synergie forte boo xam ne ni lépp loo xam ne ñoo ngi ko soxla dinañ ko mën a lekk la preuve dinaa wax ci profité ci occasion bi wax ci Covid bi tey xam ngeen ne Covid bii nii par exemple tey boo amoon une autosuffisance alimentaire yaakaar naa ne doo jéggi di dem jëndi te pourtant yaakaar naa ne suñu baykat yi am nañ les capacités leen rek moo seen problème mooy les moyens il faut état nag gëstu leen ci côté boobu waaw. très bien il faut que état gëstu ci côté boobu Youssou xam naa ni autorités yi toog di déglu wala boog toog di seetaan bu ñu déggee sa kàddu yi rek incha allah dinañ ci jël matuwaay yi war waaw muy mel ni que ñu ngi ñuy xamal ni dañu jagle woon ci wàllu minute wala boog ci wàllu temps dafa jot bon ñu lay jox rek say kàddu yu mujj ana lan lay doon. waaw di la sant di la gërëm. di wax ni initiative bi kontaan naa ci bëgg naa ci. parce que lépp loo xam ne xam-xam la. bu ñu war a tasaare. yaakaar naa ne amul lu ñu koy fayee. donc sant naa ci gërëm naa leen ci. di wax également que ñun aussi tamit dañoo nekk ay ndaw. ñun ñoo war a nekk relève bi. kon nañu war a gën a góorgóorlu. gën a gëm suñu bopp. gën a xam luñ bëgg. gën a mën aussi teg loo xam ne nii ay lu dëgër la. dina tax ëllëg ñu mën ko léguer parce que boo xoolee l'histoire par exemple des multinationales. benn nit a ko teg. mu développé. donc ñun war nañu commencer nag teg loo xam ne ni day dëgër donc di delluwaat di la sant di la gërëm di ñaan yàlla may la gudd fan seen télé bi jëm ci kanam ba lépp loolu ci mbébét seen borom dimbali leen ci ba ngeen am résultat positif boo xam ne nii àdduna wargal këpp lañ ci kontaan. amiin amiin merci beaucoup bon mbokk yi ñu doon seetaan mbokku internet MAF TV li ñu indi doon tey ci seen émission boobu lay tudd la débat andi ceeg Youssoufa Diouf di ko yàlla suñu borom may borom xam-xam ci ponk yu bari ñu amoon moom tey waxtaan ci lu jëm ci wàllu environnement surtout loolu nga xam ne moom la ñuy wax la dégradation des sols mu indi ci leeral yi nii ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax incha allah xam naa ni fekk ay jamono dañ fi ñëwaat donc mbokk yi ñu ngi leen jox dégg daje ci beneen émission incha allah ak beneen invité sur la MAF TV.